Bonsoir à tous 19h sur la télévision Futur Média heure bi su jotee moom mooy soir d'info ñuy dalal nag ci première partie soir d'info ki nga xamante ne mooy monsieur Claude Demba Diop moom nag moo jiite kuréel gi nga xamante ne moom moo ëmb meunier yi ak industriel yu nekk ci Sénégal ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm si plateau soir d'info. maa ngi leen di fay di leen gërëm ci liggéey bi ngeen di def di sant également auditeurs yi di masawu itam consommateur ci coono bi ñu leen tegoon temps yi. maanaam mburu mu cher beeg yëf yi. waaw. moo tax sax ñu invité la fi. ndax gis nañ ne fan yële da ngeen menacé woon arrêter la commercialisation du blé ndax état bi dafa am lu la yoreloon fan ngeen ci toll ak nguur gi. waaw c'est vrai que ñu ngi woon ci fitna ak coono bu metti fan yii ñu génn. ndaxte dañu nekkoon ci ay jafe-jafe. te jafe-jafe yi li ko indi gannaaw li xew ci àddina bi état bi daf ñu waxoon nañ ci jàpp pour que lépp luy farine bañ a yokk bi loolu amee mu wax ñu bu ñu jëndee blé lu mu cher lépp lu tegu ci 325 euros daanaka moo koy gàttu loolu bi amee daanaka boo seetloo diggante mars ak waxtu bii ñuy wax blé yéeg na yéeg bu jéggi dayoo te différence boobu yëpp ñoo ko doon gàddu mu am nag tolluwaay boo xam ni mënatuñ ko muñ kooku moo doon bor bu njëkk bi bor bu mujj bi bor bi ko njëkk nag moom daanaka daaw la woon boobu itam boobu dañu tegoon nattu di wax ni farine ñu ngi waxoon ñu jaayee ko 16600. te fekk boobu njëg bi 19200 la woon. biñ ci waxtaanee woon ak état bi ba téye woon suñu loxo ministre des finances ne woon moom gis na li nga xam ñu ngi ciy daj. waaye daf ñoo ñaan nañu tàmbaliwaat liggéey bi nii. fekk arrêté bi di génn moom mooy gàddu différence boobu. loolu ñu xayma ko 4 milliards ak lu topp boobu itam ñu toog di xaar ba tey jotuñu ci woon. ñu ne nag loolu buñ ko continuer du dem. ñu téye suñu loxo àjjuma. état bi tey débloqué na 4 milliards yi nga xamante ni mooy boru daaw ya du loolu la. waaw voilà. mu des boru ren yi. mu ngoog. boobu ñaata la toll mooy 15 milliards. mooy 15 milliards voilà tey mun na jàpp ni suñu ñamu bët la ñu jox. maanaam xam nga boo yoree nit lu tolloog 19 milliards. nga jox ko 4 milliards. mën naa ni effort am na. parce que wax dëgg yàlla état baa ngi def effort bu méttee métti. parce que boo xoolee li xew ci àddina bi ak li xew ci dëkk ñu wër li mu ciy def wax dëgg yàlla yeneen dëkk yi defuñu ko. mais ñun ñi nga xam ni nag ñooy préfinancé. buñ la fayul. doo ko mën a attan. moo tax. sant nañu ngeen menacé woon arrêté commercialisation bi léegi arrêté ngeen yéen a ngi commencé waat ngeen jaay. waaw tey suba maanaam bi nga xamee ni signé nañu protocole bi. parce que li nga xam ni moom lañu jàppoon bi ñu gisanteeg ministre des finances talaata bee ñu génn. dañ ko waxoon ni dégg nañu li mu wax. li gën mooy d'abord ñu xaatim ko. parce que lu ci ëpp léegi état moom booy wax ak moom. da ngeen di bind da ngay bind. parce que ëllëg si biir. dañu ëllëg du cër waaye lu mat a sédd la. donc dañ ko bind xaatim ko. mu wóor na ni ëllëg si biir boo ko yëkkatee. da ngay am seede bu wér. ñaareel ba ñu ni ko nañu tàmbali fay dara. au moins pour mu nekk ndàmpaay. ñu mën a tàmbali liggéey parce que nag askan bi itam. mënuñu ko teg coono boo xamee ni du ci dara. moo tax ñu ni bi mu yégee ni tey dugal na 4 milliards. fekk ñu xaatim protocole bi. ñu ni kon nag war nañu mën a tàmbali liggéey bi xaar li nga xam ni moom moo ci des ci bor bi. léegi li ci des kañ la leen wax. alors bi ñu waxtaanee ak moom dañuy wax dëgg yàlla que ñoom amuñu ko. fi mu toll nii. waaye njort nañu ni gën ngaa bari. gën ngaa yàgg. le 10 juillet dañ ko fay maanaam bu fekkee ni 10 juillet bii waaw maanaam diggante le premier voilà loolu la ñu wax 15 milliards yi moom dañ ko mën a ne
waaw mën nañ ci rafet njort. parce que quand même jàpp nañ ni que ñu ngi ci fin wu session budgétaire premier semestre bi. donc loolu moom béy wéy na mbuus mënatuñ ci laal dara amatuñ ko. waaye jàpp nañu bu maanaam deuxième semestre bi duggee. dañu am fu ñu mën a cof ba mën ñu fay. maanaam bor boobu. donte nag bor bi yemul ci loolu. parce que bor bi ëpp na loolu. waaye fi mu toll nii buñ ko xaymaa ci engagement yi ñu jëloon ñoom. mën nañ jàpp ni 15 milliards yi wér na. li ci des nag talaata bii ñu dugg dañ ci waxtaanaat parce que loolu itam lu diis la parce que ñu ngi continuer di préfinancer. te ci wàll boobu amaguñ ci dara loo xam ne leeral nañ ñu ko. te fu ñu jamono gi ñu toll blé bi daanaka ñëwatul ndax guerru Ukraine bi gis nañu président demoon na Russie pour négocier ñu xam fu ñu ko mën a jaarale. mais malgré tout njëg li dafa yokku. ba ëpp dayo parce que dafa am fluctuation sur le dollar te dollar bi bu yokkoo baril pétrole yokku yeneen composantes yi day gën a yokku. est-ce qu'on peut s'attendre njëgu blé bi yokkuwaat? non blé bi moom njort naa ni du taxaw. li tax mënul taxaw jàpp naa ni li ko lal dafa bari. benn bi mooy fitna bi am diggante Ukraine ak Russie ñooñu ñoom kese bi ñu ko nattee dañu jàpp ni ñoom kese daana ko presque ñooy dundal 1/3 àddina bi ci wàllu blé ak maïs donc ñooñu tey bu ñu téyee seen loxo daana ko am na loo xam ni day jafe am te lépp loo gis ci àddina lu jafe rek daanaka njëg bi day yokk muy benn ñaareel ba gis nañu béykoor mi ngi commencé di bari béykoor bi seen nañ ko France seen nañ ko feneen donc rendement yi nga xam ne jàppoon nañ dañu am daanaka rendement yooyu mi ngi néew muy ñaareeli pàcc bi ñetteel bi mooy dollar bu fekkee ni yow yaa ngi daan jëndee dollar bi booba mi ngi woon 500 tey mi ngi 620 jàpp nga ni kon loo nga doon jëndee 500 yaa ngi koy jëndee 620. kon xel mun na nangu njëg mi yokk muy ñetteeli pàcc ñeenteel bi mooy baril de pétrole moom ci boppam yokk na te baril de pétrole fu yokkoo rek njortal ni fret day yokk maanaam lépp loo xam ni da nga koy jëlee dëkkoo dëkk dugal ko ci gaal day yokk donc ñeent yooyu boo ko boolee dank ko mënta ñàkk yokk donc yokk bi moom lu wér la léegi nag mbir mi ci am mooy fan lañ jëm ak état est-ce que état bi am na mën-mën bi ak kàttan bi pour continuer yéeneem parce que yéene bi moom rafet na. maanaam di compenser li nga xam ne. di compenser waaw xam nga yéene bi moom. ñëpp ko namm ñëpp ngi koy sant ci loolu. waaye nag dañ naan toujours balaa nga naan ne fa. te jàpp naa ni lii nga xam ni état baa ngi koy def donte mi ngi ci ngoy. jàpp naa ni du yàgg. waaw ci dootul mën a compenser. dootu ko mën parce que bu fekkee da nga bëgg compenser suukar. compenser ceeb. compenser dëwlin compenser blé. ak yeneen pétrole bi ak ñoom seen. jàpp naa ni réew mi amul doole boobu. donc. kon yéen mën ngeen jàpp ne augmentation blé mën na am te augmentation blé su amee lépp luy dugg ci composante boulangerie dafay yokku. yëpp mburu meek yëpp. léppay yokku s'attendre à ça. non moom jàpp naa ni nañu rafet njort rek. nu mu gën a yéexee gën a baax ci askan bi. mais faaw dina dagg. kañ lay dagg nag. loolooy wax ci mais yokk bi moom am na te état bi soo waxtaanee ak ñoom bu baax keroog jee maa ngi doon fekke benn wax jataay ak boo xam ni directeur de douane bi mi nga fa woon mais waxam dafa leer dafa wax ni li nga xam ni ñu ngi koy teg ci seen ndodd daan ko mëntul dem parce que ci seen recettes yi ci lañ doon am lañ doon fay salaire bu fonctionnaire yeeg yooyu te daanaka loo lépp teggi nañ ko te loolu yëpp bu ñu ko teggee da am na fenn foo xam ne dina gaañu te loolu tax na nañu njort ni la ñu mënoon a dindi yëpp dindi nañ ko te mbir maa ngi continuer di yokk kon nag nañu jàpp ni dana am benn bés boo xam ni mbir mi dina taxaw te bu taxawee bu farine yokkoo mburu moom faaw mu yokk parce que munoo ni man maa ngi téye njëgu mburu ci saaku farine 19 200 saaku farine
yokku dem 26 000 27 wala 28 000 comme li ñuy gis ci dëkk yu wër te mburu du yokk. mais c'est-à-dire que état bi dafa homologué le prix à 175 mais soo demee si yenn boulangerie yi am na ñu jaayee 200 te soo gisee croissant yi léegi yëg na ba ay 500 francs te loolu bokkul woon ci discussion yi boo demee dans les boulangeries ay croissant yu doon jar 350 yëg na ba ay 500 francs 550 loolu yëpp tamit fan la nit ñi jëm ça veut dire que les gens ont augmenté même avant l'heure. non je pense que mën nañ ko bañ a gisee noonu jàpp naa ni mburu dañu ko homologué prix bi. mais aussi jàpp naa ni am na format yu bari. maanaam nit ñi souvent dañuy yem ci benn format. mooy format wu 175 bi mais am na yeneen format yoo xam ni nguur gi tegoon na ko fi benn. li ci des nag croissant ak yooyu pâtisserie xam nga loolu kenn homologué wu ko. te bu fekkee ni levure dafa yokk améliorant yokku. beurre yokku la ci des yëpp yokku. xel mën na nangu. loolu itam mu yokk surtout nag boo waxee waxu croissant damay jàpp ni ñi am ñoo koy jëriñoo waaye askan bi ci ëpp ñoom duñu xalaat croissant donc moo tax ci wàll boobu jàpp naa ni commerce yoonam neew ci day bàyyi liberté des prix maanaam ku bugg jënd ku buggul doo jënd. mais en tant que yéen meunier parce que yaa ngay wax meunier moom mooy ñi nga xamante ni dañuy dem jëndi blé bi ñëw wol ko mu nekk farine ak cox. waaw lu tax yéen ngeen continuer toujours di dem di jëndi di indi amul possibilité Sénégal gii fii ñu defee fi blé bi wala mu mus leen tenter l'expérience. waaw man dama jàpp ni suñu maam ak suñu maamaat yi bu fekkoon ni maanaam jublu ñu ci woon. dafa fekk ni dañu njortoon ni blé kenn mënu ko fi saxal. parce que lépp luy gàncax boo xam ne ni nit ñi njortoon nañ ni nit ñi soxla nañ ko te waroon nañ ko fi bay nit ñi bay nañ ko. boo daan dégg blé da ngay yaakaar ni blé mënul sax Sénégal. parce que ni suuf si bindoo ak loo xamee ni moom la suñu nawet ak yooyu bindoo. dañuy njort ni blé mosu fi mën a sax. ci fan yi ñu génn jot nañu ay xibaar yoo xam ni neex na ci déggin. mooy blé mën na fi sax. ba tax na ni am na ay variétés yoo xam ni testé nañ ko Sénégal. njort nañ ni daal kan moo ko testé. waa ISRA. waaw vraiment def nañ ci maanaam communication bu mucc ayib. bu dal xel. buy wax ni daal mën nañ ko fi liggéey. yéen xool ngeen ko ba mu doy leen. waaw man dama njort ni ba léegi. balaa ñu ci mën a sori. mooy ñu bay ko bu pare testé ko. parce que benn damay jàpp ni doublé yëpp la ñuy mën a liggéey def ko farine. parce que tey sax boo doon waxtaan ak boulanger yi. lu tuuti mën nga jënd blé. ñu njort ni blé bi des na. day feeñ ci mburu mi. donc doublé yëpp ñoom la ñu mën a liggéey def ko mburu mais bu dee ISRA nee na variété bi yaakaar na ni mën na nekk. nañ ci rafet njort. li nga xam ne nag léegi moom la ñu war a bàyyi xel. mooy est-ce que dina doy. parce que nag ñun liñ ci soxla dafa takku. ñaata daanaka ëpp na 600 000 tonnes. maanaam 650 000 ba 720 000 tonnes. par an. xam nga loolu boo nee 180 000 tonnes par trimestre. jàppal ni loolu maanaam. par 3 mois bu nekk 180 000 tonnes donc da ngay njort ni. liñ ci soxla bari na gis nañ ko ci ceeb bi. xam nga ceeb bi état baa ngi ci dugal loxoom bu bari. mais ba léegi li ñuy importer. weesu na lu bari li nga xam ni moom la ñuy bay fii. te pourtant nit ñaa ngi ci sonn xareñ nañ ci. waaye doyul. li ma gis ci ceeb bi. moom laa njort. ci blé bi. moom laa njort itam ci mboq. parce que mboq itam soxla nañ ci lu bari. ñu ngi koy jéegaane. ñu bari wax nañ ni mën nañ ko fi bay. mais ragal naa ni li nga xam ni moom la usines yi soxla ak askan bi li mu ci jëriñu. ci biir kër yi. ragal naa ni daal du ci at yu bees yii di ñëw. lañ koy mën a am. mais est-ce que sénégalais yu bari tey jii boo déggee seen waxtaan dañuy wax que ne am nañu dugub am nañu ceeb yooyu yëpp mën na nekk mburu comme mburu lañu tàmm est-ce que aussi yéen a ngi xalaat yooyu variété ngeen def une reconversion vers li nga xamante ne mën nañ ko am fii. waaw xam nga wala blé bi c'est obligatoire. waaw benn c'est-à-dire xam nga mburu
boo nee mburu rek nee nga blé. waaw parce que donte sax ITA def na ci ay gëstu yu xóot sax. yu wane ni mun nga ci def nebedaay mun nga ci def mboq mun nga ci def dugub. jàpp na le président des boulangers indi na ko fi nebedaay lu nekk indi na ko fi mais dafa ne à base de maïs nebedaay am na yoo xam ne sax boole ñu ci. waaw te mu nekk na mburu wax nañu sax ñam bi. waaw. waaw mais xam nga mburu moom. dafa am tolluwaay boo xam ne mën nga ci dugal pepp yooyu. bu dee li nga xam ni moom la ñu yàgg woon te ñu gis ko. ci boulangerie yi. maanaam 15% lay yem. 15% boo ci maanaam bokk ci variété yooyu. variété yooyu 15% rek nga sinon. dootoo am mburu bu rafet 85% il faut que mu am blé yëpp mu nekk blé. sinon mburu mi daal. dootul taaru te dootul neex. wala dina dëgër kon mun ñu dëgër def mburu dugub kese. ah beñe daal xam naa ni mun nañ ko def beñe dugub waaye mburu dugub kese gisaguma mburu bu taaru ba nit ñi sopp ko ba mun koo jëriñoo. loolu mooy benn ñaareel ba mooy dugub boobu nga xam ni sax moom la ñu jëriñoo dafa jafe. parce que man su ma gisee li nga xam ni moom mooy njëgam tey jege na trop blé. waaw jege na ko loolu ci wàllu njëg. am na sax ñoo xam ni dañ naan la moo gën a jafe blé bi fi mu toll nii parce que boo demee marché tey ñi da ngay bëgg jënd kilo dugub wala nga jël kilo mboq soo ko xoolee bu baax daanaka ëpp na tuuti njëgu blé. waaw dafa mel ni ba ni ngay waxee nii yow vous tenez à votre blé mais est-ce que tey état bi tey jii par exemple comme ni koy réewu français yooyu commencé wala sax bu yàgg ñoom ñi ngi jàppale seen ay agriculteurs bu ñu leen gën a may doole ñu gën a béy dugub béy ceeb bu doy bu ko defee yéen ngeen mën a xool foofu jàdd si ñoom jënd si ñoom. ah non man kay jàpp na xam nga man sax man sama bopp damay bay man dama bëggu gàncax wax dëgg yàlla fépp moo njort yaa ngi wax c'est la quantité peut-être moo leen di xaw a moo ngeen di xaw a ragal mais bu fekkee dooleel nañu baykat yi jox leen ce dont ils ont besoin xëy na dootul jarati ñuy dem di jëndi à coup de milliards blé bitim réew même bu dee dinañ jëndiwaat tuuti sax agriculteurs yi nekk fii mën a def yenn variétés yi. man dama jàpp ni lépp loo xam ni mën nañ ko jëriñoo fii jënde ko fii moo gën a noppal usine bu ne parce que boo xoolee la ngay daj pour commander ko ci bitim réew la ngay daj pour mu jaar ci géej gi ñëw la ngay daj ci port pour mu génn bu fekkee yàlla suturaal na la ba nga mën ko am fii sa biir dëkk bu paree nag askan bi mun ci liggéey gis ci boppam maanaam li muy générer ci emploi kooku moom kenn mënul toog di naatable ndax baax na wala baaxul mais wax li ne dafa am solo parce que da ngay jàpp ni yéene baa ngi fi su ma jàppee li fi jot a xew at yi ñu génn yëpp depuis président Abdoulaye Wade ba tey am na programme agricole yu bari yu fi am mais boo xoolee bu baax ay gowaanaak yooyu voilà yëpp am na fii maïs am na fii lu ne am na fii mais boo xoolee la muy génne ak li nit ñuy soxla dafa néew bu fekkee ni nag moo tax ma ne ñu gën a dooleel les agriculteurs xëy na ñu doole boobu on a tout ce qu'il faut nous avons de l'eau nous avons des terres nous avons tout les agriculteurs sont là non moom kay bu fekkee ni financement bu doy loolu lu wér la parce que boo xoolee même bitim réew dëkk yi nekk ci yeneen continent yi dañ naan Afrique rek moo am fi mu toll ni potentialité bi nga am terre disponible eau bu disponible mais ci li nga xam ni moom la ñu gis ba léegi maanaam investissement bi dafa des lu bari ndax ci suñu jikko yi la wala état bi moo ci deful la ma ca war a def ba ñu am la ñu soxla jàpp naa ni li nga xam ni moo xew depuis Covid ak guerre Ukraine bi war nañu yee boo xam ni nit ñi war nañu xam ni bu fekkee ni mën nga jëriñoo la ngay liggéey moo gën a dal xel te moo gën a noppale. mais état boo xam ne ci recette lay dundee aussi recette douanière bu fekkente ne dañ ne lépp am nga ko ci sa biir réew douane moom dootul amati recette bi muy dugal dans le budget xëy na loolu tax amul volonté politique pour ñu mun a xool tester les autres variétés avec nos ISRA ak yeneen ñoo xam ne ñu ngi fi war ñoo mën a proposer yeneen. waaw mais xëy na importation bi état bi da ciy gis boppam torop moo tax. amul volonté politique boobu pour ñu. non man nag gëm naa ni man gëm naa ni bu fekkoon dañ koy peese. ak li nga xam ni moom la douane di yaakaar ci li nga xam ni moom la ñuy dundee.
ak li nga xam ne mooy njëriñam gëm naa ni état du néewal agriculture parce que defe naa recette baax na mais jàpp naa ni douane mun na wuti recette feneen fudul ci li nga xam ne moom la ñuy dundee parce que nag boo xoolee li muy jur ci jàmm ak salaam mu wër la ni sa xale yëpp yaa ngi leen di téye ci réew mi du ñu dem ci bitim réew jàpp ni itam ku ne dana mën a dundal boppam ba fitna du génn jàpp naa ni loolu amul pay gëm naa ni politique agricole Sénégal c'est vrai des na am na ay jéego yuñ ci def mais jàpp naa ni ci loolu dañ ci war a gën a liggéey parce que xam-xam baa ngi fi suuf saa ngi fi ndox maa ngi fi bëgg-bëgg maa ngi fi xanaa kay xool yoon bi nga xam ne mooy gën a gàtt pour que askan bi gën ci farlu xale yi itam jàpp ni liggéey bi nekkul biir Dakar mais mi nga ca ci àll bi xam nga soo xoolee li nga xam ne moom la ñuy gis ci wàllu yaan yi di ñëw ci biir Dakar di wut ci liggéey jàpp naa ni buñ leen téye woon c'est ça seen dëkk ñu fixé leen foofu waaw avec les moyens voilà jàpp naa ni kon jàmm ju bëri dina am te fitna bi am Dakar gëm naa ni dina wàññeeku tey jii guerre bi bu ñi ñëpp a ngi ñaan mu jeex su dee jeexul on a déjà vu ce qui se passe les prix ont littéralement pris l'ascenseur dans le marché la waxuma sax triplé loolu laal tey jii yokku na à plus de 300%. blé bi tey jii bu continuer di yokku mburu mi yokku est-ce que sénégalais yi bu ñu demee ba détourner tourner le dos au mburu aussi est-ce que du am un impact aussi négatif ci yéen ñi nga xam ne aussi ci loolu ngeen di liggéey. waaw mais ma ni bu fekkoon ni loolu kese mooy pexe bi jàpp naa ni lu gën la bu fekkee ni jàpp naa ni usine moom mais dina am ay impact ci seen waaw liggéey. bon liggéey boo xoolee usines yi moom boo doon xayma ñi fiy liggéey mat nañu 1350 emplois boo xoolee ñi nga xam ni sax ñoo ciy lang daan na ko presque 15000 emplois mi ngi ciy lang donc jàpp naa ni am na njëriñ ci réew mi waaye nag bu fekkee da ngay xool li nga xam ni mooy jëriñu 1350 personnes ak jëriñu 17 millions de personnes balance bi moom féete na boor man ni coow du am mais dama jàpp ni fi ñu toll nii wax ji nekkul foofu wax ji mooy nan la ñuy def ba coono ak fitna wàññeeku ci réew mi ba nga xamee ni lépp loo xam ni moom la askan bi di jëriñoo nit ñi mun ci jot ci njëg bu néew ak ci jàmm ak salaam am naa yaakaar ni ñun ñu ngi ci góorgóorlu ñu ngi ci farlu ñu ngi ñaan aussi état bi li nga xamee ni fa lañ jëm pour mu mun nu assurer financement bi pour que usines yi mën a continuer fonctionner état bi xam naa di ngeen ci waxtaan ak ñoom la semaine prochaine talaata incha allah ñu ngi lay gërëm Claude Demba Diop Bintu merci ci invitation bi may fàttali ne que yaa jiite kuréel gi nga xam ne moo ëmb meunier yi ak industriel yi nga xam ne ñoo nekk ci Sénégal dañuy dem publicité gannaaw publicité yi journal bi